مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم Niass Baye إن شاء الله فلا يخاف عقباها. ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm seen xalifa Mawlaaya Seydi Cheikh Ahmed Tidiane waaye di gërëm seen xalifa ci lu amul sikk Mawlana Cheikh al Islam Hadji Ibrahima Niass Baye di leen ndokkeel mbooleem sang yu ronu tànt bi ci góor ak ci jigéen. xam naa duñu guddalagum ndax niñ ko baaxoo ci jotaay bi ñu ràññee ci pay bii di kër ak Mawlana Cheikh al Islam Hadji Ibrahima Niass Baye muy ne jamono juñ ci bëggee dugg rek niñ ci duggee mooy jox suñu sëriñ Seydi wa Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Mouhamad Nazir ibnu Cheikh al Islam Hadji Ibrahima Niass Baye mi nga xam ne mu ngi nii toog ci jotaay bi dañuy dem ak moom ci micro bi incha allah jox ko mu tijji jotaay. jamono bu ñu yeggee ci wax ci loolu rek danañ la jox nga mottali incha allah. Allahu akbar bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
لهم جنات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى حماس ففيهم اندفاع مؤقت فما عيب غزة سوى عزة جلا حماس ففيهم اندفاع مؤقت فما عيب غزة سوى عزة جلا أراهم مدافع الحقوق قواهم وفيكم مواهب وضرب مناضلا فإن كان للإسلام رمز فأنتم رموز دعائم العمود الشمائل لدى الغيب نائلا بحبي محمد جن فلا زال عاشقا وقد كان يراه لدى الغيب نائلا فأعطاه ما أعطاه بالإذن قائل رسول الأمين فيه قال مسائل نتين وقبلة رسول الأمين فيه قال مسائلا وأول القبلة بدت على نعمة الإله فيه قائلا إرثا عداؤكم برهام فوق lii mooy Palestine ci xew-xew bu métti boobu nga xam ne xew na fa ci jamono bi paas amul sikk ne Palestine yàlla jox na ko ndam ci kaw ay noonam te yàlla nay gën di yokk loolu rek lañ doon ndokkeel ci xasida bi ci ndigalu sëriñ bi lañ ko defee moom it li tax mu ne buñ paree mu joxe waat kàddoom ne nañ leeralal nit ñi li gën di waral lii arab dafay wax ne lu ngeen gis mu am njeexit rek am na lu fa jaar mu ji toog muy Cheikh Mouhamad Dieng rakk la ci ma jàngal alquran man kon xam naa famille bi mu bokk papaam ki ko jur
muqaddam la ci Seydi Alxaaji Omar Ndaw Daaru Salaam xutbu bu mag boobu kenn wérantewut wilaayaam. Alxaaji Omar Ndaw Daaru Salaam moo doon oowee Cheikh Ibrahima Niass Abdou Razaq ci jamonoom. tax mu ne yàlla moo ko wërsëgal ci xeetu wilaaya loo xam ne ñun ñu ngi ko wutu te mënuñ cee jot kon Abdou Razaq sammaytuhu Abdan Razaq lii te defee ko nii. te lii nii boo laajte ñoo le Cheikh Ahmad Dame fàddu na yow bu fekkee sa yëg-yëg dafa jàpp ne Cheikh Ahmad Dame benn jëmm la woon bu Baay Ñas jur génn na àdduna mbir mi jeex na yow kon sa tolluwaay doo dégg lii waaye su fekkee xam nga lan mooy Cheikh Ibrahima Niass ak lan mooy wilaayatu da nga xam ne nitu yàlla yi bu ñu leen dugalee ci bàmmeel lañ fiy gën di nekk. loolu Sidi Ahmad Tidiane joxe na ci misaal wax na Seydi Mouhamadul Ghali bés ne ko Mouhamadul Ghali ko laaj na ko tëbb yu rëy yi am ci yow buñ toogeeg yow ñu ngi yëg-yëgin woo xam ne li ñuy jooy mooy bis buñ la ñàkkee. Cheikh Tidiane na ko yaa may jullee bu ma génnee àdduna te bis bu ngeen demee ba denc ma ci bàmmeel ba mu yàgg da ngeen yëgaat tëbbin yoo xam ne moo gën a kawe yi ngeen di am bi ma fi nekkoon ak yéen. waaye Cheikh tëjee wax ji na ko yàlla bu seen ruux yi dog ci man rek kon jëmm ji toog jëmm la joo xam ne taalibe la waaye ruuxum daggut ci sëriñam. ri'at ala wajhikum li cheikh alwaanu naziru ya ummatal cheikh aljalilata كم رئت على وجهكم للشيخ الألباني نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بجاه جدكم الأعظم الشيخ إبراهيم رضي الله عنه الذي دعا الله أن يكون القرآن كرامته فلتجعل حفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم. وكما أحيي أبناء الشيخ أحمد دام ابن الشيخ إبراهيم رضي الله عنه الذين هم أبناء له جسمانيين والروحانيين وأظن أن كل من تظله اليوم هذه المظلة هو من بنيه رضي الله عنه. وأحيي المقدمين والحاضرين معا في هذه الأمسية المباركة وأشكر أخانا الشيخ محمد جن على هذه الإضافة على هذه المكرمة التي دعانا إليها ومأدبة خير وبركة نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم عنا كل الإحسان ونهنئ ونرحب بكل قلوبنا سعادة السفير دكتور صفوة إبراغيت نياس سيسي. هذا ما نوجي لي آنفا بأنك من أشرفت على أن تكنى بهذه الكنية فبارك الله فيكم. نرحب بكم بيننا بكل قلوبنا وقوالبنا ونتقاسم معكم الأفراح والأتراح في أي ليلة من هذه الليالي الحالكة التي يعيشها شعب فلسطين. وسأعود إليه حانفا إن شاء الله. مرحبا بكم في هذه الجلسة ونفرح بوجودكم بيننا وجود يفسر بمعان دقاق قد لا يستطيع قاصر مثلي أن يأتي بعشر العشر منها. ونشكر الله سبحانه وتعالى حيث جعلنا من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تلك الأمة التي ترحم عليها الشيخ إبراهيم رضي الله عنه إذ يقول والأمة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا وتعلم هل في الخلق أحنى عليهم مدى الدهر مني والبعيد كما دنا. هذا هو قائدنا وهذه هي فلسفته التي عاش عليها منذ عشرات السنين. قدس وما قدس إنه مصر الحبيب الله عليه وسلم إنه مقيل الأنبياء وإن قدس بمكانته العالية الرفيعة المستوى والمحتوى في سويداء قلوبنا حتى ولو كنا بأبعد الأبعاد
نشرك أو نستشعر بأننا في عقر ديار فلسطينيين، نتعانى بكل ما يعاني به شعب فلسطين من آلام الطغاة كفرة فجرة الذين طغوا على الشعب الفلسطيني وينتزعون منهم حقوقهم، يقتلون الأبرياء الذين هم لا ناقة لهم في الأمر ولا جمل، بريئون من كل متهم براءة الذئب من دم. عليكم السلام. woon ñu jël tuuti kaddu pour lu raw ci ginnaaw Palestine ñu fàttaliku ne aussi ci biir Afrique yëpp jullit ñi am nañ ay jafe-jafe. fële ci Mauritanie am na ay jullit ñoo xam ne dañ leen sax nangu seen carte d'identité mu nekk ay noir. Cheikh Ahmed Dieng dafa ne woon nañu fàttaliwante ci ñaan yi bépp jullit fu mu munti di nekk surtout nag fii ci Afrique ñu bañ leen a fàtte ci ñaan gi. wax ji du gudd ndaxte suma xarit excellence l'ambassadeur Safwat dafa war a dellu ma am mbégte trop nag très content, très ravi de vous retrouver ici depuis plus de 3 ans maintenant, mais à chaque fois on se retrouve sur les mêmes chemins, sur le même chantier. Sur le même chemin, sur le même chantier de lutte pour la justice, de lutte pour l'humanité, de lutte pour la dignité des musulmans et la dignité de tous les êtres humains. Et à chaque fois dans ce combat, Safwat n'est pas là que quand ça touche le peuple palestinien, mais il est là dans tous les combats qui touchent simplement la justice, on se retrouve. Et donc dès que je lui ai parlé de cette journée de prière, il m'a dit tout de suite, j'arrête et je viens, parce que c'est une cause au-delà, parce que ça me touche en tant que peuple palestinien, mais ça me touche parce que je suis un combattant de la justice, un combattant de la liberté. Très ravi, et j'espère qu'on continuera à cheminer ensemble. Aujourd'hui, c'est juste une prise de contact, parce que vous venez dans une communauté que vous connaissez, la communauté de Cheikh Ibrahim Niass, qui de tout le temps et de toute époque et de tout le temps s'est manifesté envers et avec le peuple palestinien. Jamais Medina Baye ne s'est tu face à la souffrance du monde. Jamais les disciples de Cheikh Ibrahim Niass ne sont tus face à l'injustice que subissent les musulmans dans le monde entier. Donc ce n'est pas une surprise pour vous de se retrouver aujourd'hui dans cette communauté, parce que ce sont les mêmes gens qui se retrouvent encore. À défaut d'être sur le terrain, on est là pour prier, pour sensibiliser, pour montrer que les Palestiniens ne sont pas seuls. Et ça s'inscrit dans une tradition, et Cheikh Mohamed a voulu vraiment perpétuer cette tradition, et nous le remercions vivement. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتمسح لنا بها جميع السيئات وترفعنا بها لديك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات، وسلم على آله وأصحابه وأزواجه الأطياب الأخيار الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Monsieur le maire de la collectivité de Padoue, les représentants de la grande mairie de Grand Yoff, tous les délégués, madame la déléguée des femmes, tous les imams et tous les notables de cette ville, permettez-moi d'abord de vous remercier de cet accueil chaleureux, de cette invitation qui m'est très chère. Fadel Barro, un grand ami et un vieil ami, il était à l'initiative de cet appel, et j'ai répondu sans aucune hésitation. Cheikh Mohamed Dieng, Cheikh al-Muqaddam, les fils et les petits-fils de Maulana Baye Niass, صاحب الحضرة صاحب الفيضة التيجانية مؤسس مدينة باي شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم نياس له علاقة خاصة
بفلسطين. Et je voulais peut-être vous raconter mes impressions en tant qu'ambassadeur de la Palestine ici au Sénégal. Je voulais faire juste une petite analogie. Monsieur le maire, on se sent ici, en tout cas pour moi, je me sens pas étranger. Je me sens entouré par ma famille. D'abord, la grande famille de Sénégal, tout le Sénégal, et particulièrement ma famille d'adoption, la famille Nias, avec laquelle j'ai toujours entretenu des liens top privilégiés. Directement avec Medina Bay, où on s'est rendu. Peut-être je suis le seul, en tout cas en peu de temps, je fais le record de visite de toutes ces villes religieuses et de ce coin des grandes confréries du pays. Je suis fier de le faire, je suis fier d'être ici au Sénégal, de servir mon pays parmi vous et au sol béni de Sénégal face à un peuple très sensible à la question palestinienne. Je voulais vous dire que je viens d'un pays qui n'est pas seulement un pays des Palestiniens, mais c'est aussi un pays, même, monsieur le maire, à tous ici présents. Vous avez chacun et chacune une part de la propriété, une part de la défense de cet héritage prophétique. Vous êtes tous partenaires dans le sang et dans l'histoire. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau. Mais la relation avec le Sénégal ne date pas de Senghor ni de l'indépendance. Ça, c'est peut-être la relation qui était institutionnalisée entre partis politiques. Mais moi, je parle des liens existentiels entre l'Afrique et la Palestine. La Palestine qui fait partie de l'Afrique, de son histoire, de sa géographie, mais aussi de son mouvement de décolonisation. La Palestine également, pour votre information, a reçu vos grands érudits et il y a des centaines d'années. Je donne un exemple, je cite l'exemple de Cheikh Moudjahid Omar Fouti Tall. Ce grand Moudjahid, il est parti, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 250 ans en Palestine. 250 ans en Palestine, où il a fait son pèlerinage. Et comme tous les Sénégalais et les Africains, aller pour faire le pèlerinage, ça nécessite forcément la visite de la Kaaba, la Mecque, la Médine, mais aussi terminer à Jérusalem. Cheikh Omar Fouti Tall, il s'est marié avec une Palestinienne. Il a des petits-enfants aujourd'hui de sa dynastie qui ont incarné cette fusion du sang. Donc peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas cette réalité. Cheikh Brahim Niasse, c'est un très grand exemple à donner parce qu'il était en Palestine aussi avant l'indépendance, où il a rencontré, comme ça a été très bien dit, le Hajj Amin al-Husseini, le grand mufti de Jérusalem et de la Palestine, le grand leader historique de la Palestine. Et ils se sont, comme ça a été dit, entendus sur les objectifs de ce combat, à la fois en Palestine, mais aussi ailleurs, au service de la Ummah. Cheikh Brahim Niasse, radiyallahu anhu, il a eu un privilège que aucun autre de toute l'Afrique n'a reçu autant que lui. C'était de guider tous les imams et les ulémas de Jérusalem dans une prière
sur l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa, à l'intérieur de l'endroit où notre prophète Mohammed a guidé autant tous les messagers et prophètes en descendant du ciel, quand il a fait la première fois la prière que nous faisons aujourd'hui, 1430 après lui. Cette première qibla, la première direction vers laquelle on s'orientait dans nos prières. C'est la deuxième mosquée de l'islam après Al-Kaaba, 40 ans de différence. Troisième lieu saint, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث كما قال رسولنا. المسجد الحرام ومسجد هذا، المسجد الحرام c'est الكعبة، مسجد هذا la Médine والمسجد الأقصى Jérusalem. Quelle belle connexion spirituelle. Quelle jolie métaphore. Quand Allah subhanahu wa ta'ala jure, et Allah n'a pas besoin de jurer, mais quand Allah jure dans la sourate والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون en référence au mont de la Palestine. وطور سينين c'est le mont où s'est réfugié Moïse alayhi salam. وهذا البلد الأمين c'est la Mecque, Al-Kaaba, où abritaient les récits prophétiques de notre prophète alayhi salatu afdal taslim. Donc vous avez vu cette connexion géographique et mystique à la fois très forte. Donc c'est pour ça, quand on parle de Saint-Coran, quand on parle de Sénégal, on parle d'un peuple qui connaît parfaitement le Coran et qui connaît et qui fait connaître par cœur le verset coranique dans le cœur de petits enfants. Chacun de ces enfants connaît le Coran par cœur. C'est pour ça Allah a préservé le Sénégal. Allah, s'il préserve le Sénégal, c'est grâce à ces enfants qui connaissent le Coran et grâce à leurs chefs et marabouts qui l'ont enseigné. C'est un cercle de bienfaits. C'est une boule de neige qui met le Sénégal devant la scène comme un pays de paix, un pays de justice, un pays de valeurs. Et quand on parle de la Saint-Coran, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers frères et amis et sœurs, on parle d'un sourate qui précise la foi islamique et qui indique cette connexion que vous défendez dans le message de Cheikh Ibrahim Niasse. Cheikh Ibrahim Niasse, quand il défendait la Palestine, il n'a pas fait par hasard. Il n'a pas fait pour faire plaisir aux Palestiniens. Il a fait par l'amour du prophète. Il a fait par la conviction de ce qu'il a su et maîtrisé dans la parole de Allah. Ce Saint-Coran qui est la parole d'Allah, ce n'est pas la parole de l'ambassadeur ni du président de la République. Ça, c'est la parole d'Allah. On ne peut pas le contredire. Il est juste. Et tout ce qui est dedans, c'est miraculeux. Le fait que Allah a choisi de mettre le sourate de la Palestine, la sourate de l'Isra, dans le chapitre 15, le Coran se compose de 30 chapitres. Et c'est au chapitre 15, en début de cette sourate, le premier verset qui parlait Ba'da Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a dit que cette terre est une terre bénie. Ce n'est pas Yasser Arafat ni Mahmoud Abbas. C'est Allah qui l'a décrit comme une terre bénie, une terre sacrée. لنريه من آياتنا أنه السميع البصير. Et quelques versets plus tard, dans la même sourate, il a contenu un autre secret, un très grand message pour chacun de nous, chaque musulman croyant qui porte dans son cœur l'amour de Allah, l'amour de son prophète. Il doit connaître ce verset.
C'est le verset qui parle de la promesse divine. Que oui, Allah sait ce qu'il va faire, sait ce qui va se passer, sait comment ça va se dérouler. Mais il vous dit, vous les musulmans, soyez rassurés. Vous allez revenir à la mosquée d'Al-Aqsa. Vous allez entrer dans la conquête et dans la joie de la victoire. وَلَيَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا صدق الله العظيم. donc internet yi ku ñu taxawal mooy Cheikhou Gueye ñu gën ko xam ci Sanekh mu ñëwoon tey ci bés bi nga xamante ne ñu ngi ko jagleel waa Palestine Cheikh mi ñu lay laaj lan mooy sa gis-gis ci bés bi nga xamante ne am nañ ko tey ki ko taxawal di Cheikh Mouhamed. waaw ñëw xeexal l'islam te wax ni la ma waxoon rek laay wax l'islam moom ñi ko bëgg a suuxeel nañu ligal te noppalu ko mënuñu am ndam l'islam moom ku ko bëgg a suufeel yaay suufeel mënoo am ndam. waaw nañu noppaliku rek mënuñoo am ndam waaw. ban alaaka nga am maanaam ban relation nga am ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Mouhamed Dieng. gis nga ko léegi ni ma dabee ni mu wuy sama kilifa mii bu Y'en a marre mii taxaw moo jàpp sama loxo ba ci Cheikh Mouhamed Dieng dénk ma ko comme ni ma jàppee ci loxo kilifa yu bëri ci réew mi du ma tudd seen tur boole leen ak Cheikh Mouhamed Dieng mii waaw ñun suñu digganteeg Cheikh Mouhamed Dieng. waaw mel ni am na mbégte bu baax ndax nee na ñi mu woon bari na waaye gis nañ yéen ñi ko wuy si. waaw te am na lu mu fi wax du dégg nga ko waaw nañ jàmm rek yàlla àddunaa ngi ci sunu kanam waaw yéen nag maa ngi leen di gërëm waa yéenay waa Mbërëk TV maa ngi gërëm yéen tamit site internet yi bëri nañu mais yéen a fi teew waaye lépp rek li ma la waxoon maa ngi ko gërëmee kii nga xam ni mooy kilifa bu Y'en a marre ñëw leen ñu taxawal l'islam xeexle l'islam jullite boroon nañ fi teew parce que bu doon sabar wala tànn béer wala concert fii mi ngi fees dell léegi nag boo nee l'islam ku nekk di statut di def ay jooy ak naan je suis nangam je suis nangam teg ñi def nañ ko ay communiqué siiwal nañ ko def ko fu ne doo fi gis kenn teew fii waaw. ñu ngi lay fay bu baax a baax bu ko ñeneen ñi gisee dinañu am fu ñu porox ndodd parce que dañ naan ñii boo nee foo ñu dem ca boo nee l'islam ku nekk toog fi nga toog te fii ku fi ñëw xam ni dëgg jip na fi ambassadeur du Palestine sax ñëw na fi ambassadeur du Palestine sax fii la jógee léegi ñëpp ñëw fi. ay wàcce kaamil lañ fa waxuñu kenn na indi soutien waxuñu kenn na indi ndox waxuñu kenn na indi jus waxuñu kenn na indi dërëm ñëw leen ñu xeexal l'islam jàppale waa Palestine jàppale jullit yi ñuy noot ñëpp waroon nañ fi mën a teew mais nag yàlla moom xam na li ci xol yi waaw jërëjëf merci jërëjëf. waaw macha allah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax comme ni ko Cheikhou Gueye waxee di Sanekh teewaay bi nga xam ne teew na ko fii ànd ak ay Mandoumbe ñànku ak mboolem artistes yi nga xamante ne jàmm ak salaam dañu sekk ki nga xamante ne mooy Cheikh Mouhamed Dieng kon dañ leen di ñëwal ci kanam ak yeneen i ak yeneen i nit ñoo xamante ne ñëw nañ ci bés bi ñu dalal leen jox leen suñu micro incha allah rabbi. Allahu akbar 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 Allah La ilaha illallah. ñu ngi sant te kàddu yi du gudd. alhamdulilah. te olof dafay wax ne bu gudd jotee mbaar jaratut ko. xanaa jëfee ndigal li nga xam ne sëriñ bi moo ko joxe woon rek moo doon kàddu yi mooy comme li ñu def. waaye di gërëm mboole muqaddamu Cheikh Ibrahim Niass yi nga xam ne maag ñoom ñoo ànd si bés bi. demee nii ñi fi teew ñëpp démb maag ñoom la woon ci tànt bi. waa marsa asadan yi nga xam ne bàyyi nañ tëj seen i place ñëw ngir man ak ñi nga xam ne dañoo jógee ko ba Kaolack nga xam ne maa ñoom démb la woon ci Kaolack tëj place yi ngir ñëw gërëm naa leen ak ñoom ñi nga xam ne tëj nañ seen kër yi bëgguñ tudd ndax dafa bu ñu fàtte te bëgguñ bañ a tudd kenn ñëpp tëj nañ seen buntu yi ngir benn jaam boo xam ne amul lenn lu mu mën a joxe waaye am na mbëggeel bu tey goo xam ne ci El Hadj Ahmed Dame Ibrahim Niass lu ma ci dogu yàlla defal ma ko maa ngi koy giñ ci El Hadj Ahmed. alhamdulilah. gis bu gàtt sëriñ bi nga may ma buñ paree waxtaan nga tëj. sos man moo waroon a wax ci turu mboole muqaddami cheikh yi fi teew waaye comme dafa xat
danaa mos tuuti rek pour wax liy sabab bi ñu toog cité Mesta li ñuy xool ci cité bi du loolu njub moo fi nekk ak ragal yàlla ana ñenn ñoo ko war a del ci nag mooy ndaw yu fi nekk message la bu ñuy sànni nañ bàyyi xel ci loolu rek mooy suma wax ci biir cité jikko ji ñu fi wax newut fi njub ak ragal yàlla ñoo fi nekk ma leen di laajee biir xaal gaa ngi dund ci biir cité bi nag te ku bëgg a jëriñu rek waxuñ ay waxi kaay nga ñaanal ma dox ci njub lañ wax ku doxut ci njub ci cité bii da nga màtt sa loxo ëf maa ngi koy giñ ci Alaaji Ahmad lu xas sampeli ci biir cité bi xaal gaa ngi fiy dox ci ban côté lay doxee nag yàlla moo ko xam waaye ñu ngi koy fuuglu fii ci ragal yàlla ak maanu ñi fi wàcc fii ci ay wàlliwu yàlla kenn ku ci nekk bu ñu leen doon wax dayam fu mu toll ci pays yàlla bi kenn rek doy na pour ñu mbaar kon bu ngeen fi amee ay tonnes wallahi war nañoo góorgóorlu soxla wuñ dara bu duwut na fi message bi des rek di jàll amuñ fan la ñu nekk di jàll loolu lañ soxla madame Biro ci njub ak ragal yàlla tawasul bi lañ doon def sëriñ bi ci ndigalu sëriñ bi muy Cheikh Ahmed Dame Ibrahim Niass ñi waroon a ñëw bëri nañ meeru Grand Yoff moom moo jël ci enveloppe daal otoom ñëw ba suma kër xam nga ne kooku bëggoon naa ñëw Moussa Sy moo ma woo téléphone ne ma damaa bëgg nga jox ma ndigal ma ñëw jotut ma avant mu maa ñàkk jot sax ay message la ma envoyé kon kooku bëggoon naa teew grand sëriñ de Dakar ak mboolem autorité yi yu bëri bëggoon nañoo ñëw presse bi fi waroon a ñëw kii moo génne waat beneen xalaat muy Pa Assane nañ ko segg ndax xam kii wax kan la ndax léeg-léeg ñu drapé ci loo xam ne ëllëg bu ko média bi jàllale en direct na koy nit ñi di déggee ak nu ñuy waxee du nekk benn mu ne ma nañ ko segg bu ko defee ñu jàllale ko mu dawaat parce que di ndigal lañ jot pour jàllale ko lii yàgg nañ ci moom xam na ci dara muy Pa Assane Seck bu Sen TV ñi fi ñëw ñëpp ay nit ñu baax lañ ay góor yu baax yéen waa cité bi am ngeen ay nit ñu baax ñuy dugg seen dikk bii par guddi ay kilifa ay imam ay nit ñu ragal yàlla ut ci wuñ fi dara ngir dox ci ak xaritoo rek maa ñoom kon nag nañ ñëwal njub gi ci njaboot gi wan leen message bi ñuy dund ba ñëpp di jot ci maa ngi ñaanal ñëpp waaye nag benn kàddu rek lay gërëm mooy suma soxna suma paree nag ngeen tëj ndax maanaam am suma bopp moo tax ma koy gërëm jàmm bi bu fekkee lii ñëw ci yow bëriwut nga ànd ak nit ay at te mu xam ne léeg-léeg nga nekk léeg-léeg doo nekk mu mën laa tënk bu ay mbokkam teewee ne ko jërëf yal na yàlla sàmm la yaa rabbi mboolem jigéen ju mel noonu yal na yàlla sàmm ko ñu ngi leen di laajee biir di leen ñaanal yàlla nañ leen ñëwal yitte yi ci njub rek moo fi nekk ñii nekk ay autorité ñëw ñëpp njub rek la ñuy xeeñ réew mi lu fi yëngu suñ loxo waaye nag ci njub la ñu orienté nit ñi ak ragal yàlla ñu ngi gërëm ñëpp muqaddamu Cheikh Ibrahim mi gërëm naa leen aw ma lu ma leen fayee ndax mënoon naa leen oo ngeen toog kër gi ndax tey waxtu xadratu jumaa la waaye da ngeen ne danañ dem fekk la ci nit kenn ku ci nekk yaa ngi dox ci gannaaw xoolal Cheikh Bayaqi bi fa mu toog ngir bañ a wane boppam keneen kazalika noonu ñëpp a ngi fi toog ñoom Cheikh Ibrahim Thiam pour lan pour toog rek pour xam ne li fi wàcc yiw la pour gëm ne ki fi toog di oote naxewut li ñuy def dañ ko gëm kon kenn du ñu ci ëppale kon nag góorgóorlu leen ci njub ak ragal yàlla yal na yàlla sàmmuñu yàlla wurtu bi ngir sàkku ci moom barke tey jii loolu mooy continuer ci ñun ba léegi bëgguñ dara lu dul yàlla yal na yàlla def la ngay mag yàlla barkeel seen yënguti ak seen i dal Cité Mixta yal na yàlla def fi jàmm Cité Mixta yal na yàlla def fi jàmm yal na yàlla dolli fi jub Sénégal yal na yàlla dolli fi jub adduna bi yëpp yal na yàlla dolli fi jub ñaanal réew mi tax nañu tukki kilifa mi xam na ci dara Omar Touré mi xam na ci dara ndax su may jege ñaare lañ te dara taxul ñu jege la pour fexe ba ñëwoon réew mi ñi fi waroon a ñëw tey buñ fi teewoon danañ wax ne waaw kon ñii ñu ngi dugg suñ kër gii suñ cité bii dañu xamuñ te dara taxul ñu fi jub et defal nii lii mooy yoon bu baax buñ ci paree lii la sëriñ bi digale mooy njub kon nag yéen nekk leen ci loolu te bu kenn xaddi ci dil sa njoor teg ko ci yoonu njub loolu rek laay ñaan te yal na ko fi yàlla def sëriñ bi nga defal loolu ñaan wasalaamaaleykum wa rahmatullah dinaa di ko def nag waaye sëriñ bi tey dama ko bëggoon a lem damay abbu yëf yi ma daan def rek pour doxal ko ndax am na lu ñi soxla mënuñ ko amee dara lu dul buy asamaan ji taw nga dégg say bool pour mën a taataan ndox day wax ne asamaan ji buy taw nga dégg sa bool mu niin
la nga dékk moo am jiw waaye asamaan tuuti amul jiw indi leen addiya Cheikh Ahmed maa ngi giñ ci Alaaji Ahmadu képp ku ma jox addiya fii balay bët a set yéene ci sa soxla bu fajul maa ngi dëkk fii jëlal suma numéro 337 84 29 bii lay giñ ci Alaaji Ahmadu jox ma kii bi ma def toog bi ma sëriñ boo ko indi waaw am ko bëri tegal ma nii ñëpp teewlu seen aajo yi te wax amin yéen ñi fi indi seen soxla maa ngi giñ ci yàlla di ko giñ ci Alaaji Ahmadu soxla bu ci nit muy seer yàlla na ko yàlla faj te dafay faju te ñi xam li may wax di ma topp ci jotaay yi may dem xam nañ li may wax lan la man maa waxoon sama baay ne ko li nga xam du xam-xam ci suma xam-xam ngay dund kon bi ma màggee ba tuur la jooy maa ngi doomam ji muy bàttale ñaar fukki minute ak juróom yi mu wax te boobu ba léegi maa ngi koy doxal ci àdduna man maa wax ne damaa bëgg a jàng condamné si ay nit te danaa ko jàng danaa wane ay mbir yoo xam ni ci ay nit ci barke Cheikh Ibrahim Niass ci barke El Hadj Ahmad kon ci yéen ñi ma jox fii ngir jëmu ju xëy bi gii maa ngi giñ ci El Hadj Ahmad seen aju dana faj képp ku fi indi jàngoro yow góor gi xam nga ne yaay wax ak man dindil ko ko ci ni mu gën a gaawee képp ku fi indi soxla dindil ko ko ci ni mu gën a gaawee yàlla leen yàngal màngal wërsëgu yaatu ànd ak barke ñi ma xam nañ ne su ma volonté woo ci mbir dafay faju kii faj mbir yi moo ma ko jox muy Cheikh Ahmed Dame Ibrahim Niass moo ma yéene ma jugal nga def nangam ak nangam ci kaamil ma tànkam lu ko mu buur waxaat ma ne ma xanaa da ngaa déggul li ma la wax da nga def lii ma la bëgg a wax demal tukki barab sangam ak barab sangam ma dem barab yëpp bi ma ñib see Fass yàggul ci la ma joxee ñeenti ter yii ma yéene leen ko maa ngi giñ ci Alaaji Ahmadu seen soxla yi dafay faj ci buntu sant yàlla nag laa koy wax su ma paree ku ñëw suma kër xaar ma fa ñàkk nga boobu nag bind ak maas moo fa nekk mais ci xaal gii may dund ci Alaaji Ahmadu doomam mi sax dañ may jox xaalis de naan ma warul ma jëm ba ci ay magam parce que ci barkeem seen barke bàyyi laay warul ñoom xam nañ ne maqaama sëriñ taalibe moo koy génne seen maqaama ci seen bàyyi maa koy génne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل
والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم. يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا. يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وامدد علينا من حماك الأمنع سرادقا من حل فيه يمنعي. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا في كنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يدام. اللهم ندعو بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنسانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائعنا وعاصينا. اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب بالذات وبالصفات فكلنا في سائر الحالات. ثبت قلوبنا على الإيمان واهدنا لعمل الإحسان. وانظر إلينا وانصرن الدينا أدي حقوقنا وأدي الدينا. وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة. وجاز عنا كل من قد أحسن إلينا من ربي جزاء الأحسناء. بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قد حبي بالكوثر. عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمما. عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.